Sud FM. Il est 21h. asalaamaaleykum mbokk yi xibaaru guddi si li si nar a gën a fës Birama Ndiaye bokk na ci li ci nar a gën a fës dinañ ñëw ci éditorial bi nga xamante ne daal dinañ ko def ci lu jëm ci wàllub répression bi maanaam képp ka nga xamante ne daal dina yëkk ay kàddu te lu xamante ne àndawul ak nguur ñu daal di la tegub loxo bi ca mujj bokk na ci président njiital Horizon Sans Frontières loole dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ca booba jamono yi itam ay kuréel yu bëri yu bokk ci société civile bokk na ci FDS les Guelwaar FRAPP France Dégage ak Y'en a marre bokk maase defub benn déclaration ne nguurub Sénégal dafa war a bàyyi nu mu gën a gaawee kii la di Boubacar Seye njiital Horizon Sans Frontières ndaxte nag lu jig njag moom mooy njag loolee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi dinañ addu itam ca liggéeykat ya nga xamante ne ñoo nekk ca Dakar Nav ñoom itam ànduñu benn yoon ak itam ya nga xamante ne moo jëm ci dogal bi seen yenn ñooñuy jël ngir rek daal di dakkal lépp lu jëm ci seen wàllup liggéey ñoom nag ñoo ngi sàkku lu jëm ci seen payooru pirim loolee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi campagne njaayum gerte bi directeur gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllup Sonacos daal dina fa am ab tournée foofee ca Saloum jàpp ne nag lu toll ci ñetti junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar fukki tonnes lañ fa daal di collecté kaddu yu mu fa daal di yëkk jàpp na itam lu jëm ci wàllub njëg li dinañ ko wàññi niki fukki fan ak juróom lu mu doon jënde gerte bi ci février gi ñu dëgmal dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li ni mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar wax sa xalaat lu ñuy waxtaane bokk na ci lu jëm ci wàllub mbas moomee ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 yu àddu itam ci la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllub Horizon Sans Frontières ak teg loxo gi nga xamante ne teg nañ ko loxo ci kàddu yu mu yëkki ndax jar na ko ban taxawaay lañ ci mën a am ci 88 628 98 98 Alassane Wade moo nekk ci xarala gi. Sud FM. Birama Ndiaye. sant nañ leen gërëm leen ci teewlu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu banka suñu lëkkaloo kile di Boubacar Seye Horizon Sans Frontières def nañ ko mandat ku dépôt ci yooyu itam ndax kàddu yu mu yëkki jar nañu tegub netum loxo am déet ak nu munti demee njàkkal liñ ci def àndi ceek Sud FM. ki nga xamante ne naka saa su ne dafa doon aar ak yelleefu way tukkikat yi di migrant yi moom daal dinañ ko wóolu ginnaaw bi nga xamante ne bàyyeekoo na ca tukki gu mu amaloon ca biti réew ca guddi soose wante la ko jiitu daal dinañ ko déglu ba mu am li le di retour de parquet ana lan moo wundu jàpp googee ñu ko jàpp ci xibaar yu ñu for ci weewu béy ñoo ngi koy toppee ne dafa tuumal nguur ak a koy sosal la nga xamante ne defu ko nañu delluwaat ci kàddu ya nga xamante ne jotoon na ko yëkki ba tax ñu daal di ko jàpp. mais xam nga tey ak ce qui se passe donc c'est l'occasion ñu def bilan parce que xale yaa ngi dee ci géej gi tey la wàllu gën a ay kon y a un échec quelque part donc il est temps que ñu taxaw diagnostiquer l'heure est au bilan l'heure est aux audits. ndax kàddu yu le war naa tax ñu tëjub nit rawatina citoyen ba nga xamante ne moo nekk njiital organisation non gouvernementale mi nga xamante ne day yëngu ci wàllub aar ak yelleefu migrant yi te taxawaayam mooy daal di yëglu fexe yi cam la tey loraange ñu daal di ko moytu. ndax mun nañoo nangu ñu daal di jël benn citoyen rek daal di ko tëj ci ndungu siin te njuumte gu mu def du lenn lu dul laaj ñu gindi askan wi ca koppar ya nga xamante ne ñépp a ci bokk maase te ñu bàyyi ko biti réew ngir rek daal di xeex lépp lu jëm ci wàllu mbëkk mi ci mim réew. li xel nangu woon kay mooy que ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy bañ li ni mel ñu daal di fexe gindi askan wi ci koppar yooye nga xamante ne dañ koo jagleel xeex lépp lu jëm ci wàllu barça wala barsàq kuréelu nguur ya nga xamante ne ñoom ñoo jóg ngir daal di saytu jëfinu gouvernement yi seen wareef moo nekkoon ñu daal di ngoy ci lile ngir rek daal di ci ubbi planquette wala boog ñu daal di sàkku ñu saytu bu baax a baax koppar ya nga xamante ne ñoo ngi koo def ci wàllub immigration clandestine bi wala boog lu jëm ci wàllub xeexum barça wala barsàq gile. képp koo xam ni tey tu as été détenteur de fonds
dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine tey war ngaa taxaw joxe bilan. jëf ji nag moo ngi firndeel ne seen pexe mooy daal di xor ñooñal tuutiital ak itam néewal doole ka nga xamante ne dafa jël àddunaam lépp teg ko ngir rek daal di xeex lépp lu jëm ci wàllup ak yeleefu way tukkikat yi ca fas yéenewu cee noppi benn yoon nekkul ne suñuy xor ñooñal nit wala boog ak koy xupp lañ koy daal di néewal doole ndaxte firnde la mooy kàddu yi nga xamante ne moo nga bàyyeekoo ci moom day gën di am doole di gën di taxaw ki nga xamante ne dafa jóg ngir daal di la teg fitna wala boog mu daal di la xor ñooñal day tax rek yow ci sa wàllu bopp nga gën a dëggu ci la nga xamante ne moom ngay def ak nu mu mënti demee ngir am gouvernement bu jaar yoon ak lu jëm ci wàllub doxalinu démocratie bu jaar yoon faaw ñu daal di càmbar su ko jotee koppar ya nga xamante ne ñoo ngi koy def ci wàllub nguur ci wàllub nekkinam bañ li ni mel nag dafa fekk nga daal di jiyoog la nga xamante ne noonu la àdduna di doxee xanaa rek dafa firnde li wolof di wax ne rek ki aj moom mooy bañ ki teen ñi nga xamante ne nag saa su ne ñoo ngi doon xor ñooñal ak ay mettital nit ñi ca mujjanteel ga rëccu nañ ko ndaxte yëf ya dafa mujj a këpp seeni kaw. xam nga y a les responsabilités sont partagées parce que l'Union européenne comme ni nga ko wax ni waroon na teg des audits ñun waruñu woon sax taxaw di wax lii parce que ñoom li ñu def yëpp amul résultat. ci fànn boobee la ñuy des sàkku ñu bàyyi ko nu mu gën a gaawee di Boubacar Seye njiital Horizon Sans Frontières ña koy sàkku bokk na ci FDS les Guelwaar Mouvement Frapp France Dégage ak Y'en a marre ñetti entité yooyu nag jàpp nañ ne lu ñu tegub loxo kile di Boubacar Seye duut yoon te loolee dañ ko def ngir rek daal di néewal dooleem ñoom nag jàpp nañ ne li ni mel lu jig njàkk nguurub Sénégal mooy njàkk ndaxte nag jàpp nañ ne lii la du yoon ba tax ñuy sàkku mboole seem ñu yeewoo ci réew mi ñu daal di boole defub benn say ngir rek daal di fexe kile di otage bi di Boubacar Seye nuñ ko jàppe ci seen kaddu ñu daal di ko bàyyi. Assane Kane moo yor kaddu FDS les Guelwaar ñu teewlu ko ci téléphone Adama Ndione. ñun FDS les Guelwaar ñun Frapp France Dégage ñun Y'en a marre dañuy ñaawlu bu baax a baax téye gi nga xam ni moom la ñu téye sunu compatriote Boubacar Seye ñun dañu jàpp ni téye boobu teguwul ci yoon teguwul ci dëgg weesuwul jaay doole moo tax li ñuy sàkk mooy ñu bàyyi ko le plus rapidement possible mu dellu ci njabootam ndax Boubacar Seye deful lu dul laaj ñu leeral alal ji nga xam ni joxoon nañ ko Sénégal pour jàppale ko ci xeex mbëkk mi alal jooju ñu leeral ko wax fan la dugg waaye loolu nag bu fekkee ni dañu jàpp ni déli la li muy tekki mooy Sénégal nekkatul démocratie Sénégal nekkatul état de droit ñi ngi waaj a jëm ci dictature te loolu nag benn sénégalais waru ko seetaan tey sunu démocratie moom moo nekk enjeu moo tax ñi ngi lancer un appel bépp sénégalais moo xam nga nekk ci opposition bi wala nga nekk ci société civile bi waaye bépp sénégalais boo xam ni téye gi nga xam ni téye nañ ko Boubacar Seye yaa ngi koy nakarlu ñi ngi leen di ñaan ñu ànd booloo mobiliser wu di sàkku ci ñu libérer ko le plus rapidement possible ndax Boubacar Seye citoyen modèle la palaasam nekkul ci kaso palaasam mooy ci biti di continuer di jàppale sénégalais yi nga xam ne fu nekk la ñuy tukki ci àdduna bi. ci noone la ñuy des gouvernement bu Sénégal ñoom itam ñoo ngi xamle ne lu jëm ci jano gi ñu doon def ak taskatu xibaar yi ngir rek àddu ci yeneen question ya nga xamante ne ñoo ngi koy doxalee réew mi. loole dinañ ko dàq ba jëmi jamono amaana itam ñoo ngi xool na say pexe ana ban melokaan lañ koy xel di saytoo ci boobe jamono ndaxte gis nañ ne nag lu jëm ci wàllu wopp sile dafa gën a alawtiku ci mim réew. Stéphane di ab lëkkaloo ci njëriñu askan wi. ngeen fi wéy di fi taataan xibaar yi ginnaaw bu fukki simili ak benn tego ci juróom-ñeenti waxtu collège bu yees bu délégué personnel Dakarnave mi nga xamante ne nag ñoo ngi bootu ci syndicat autonome travailleur chantier yi naval di SATNAV ñoom nag ñoo ngi mettit lu taxawaay gi nga xamante ne ñenn ci seen ñoñ yooye daal dinañ ko def. bokk na ci ñu daal di yóbbu procès bi ci wàllub yoon seen direction générale di sàkku seen peyooru ndàmpaay loolee nag doon na la nga xamante ne daal dina andi gàllankoor foofee ba tax rek ñoom ci seen wàllu bopp dafa mel ni kàddu yi doonatul benn Ismaïla Marcel Kouli. nouveau collège des délégués du personnel bu Dakarnave ñoo ñaawlu ba fi ñaawlu yem doxalin ñenn ci employé Dakarnave yi ñi nga xamante ne li leen soxal mooy fexe indi coow ak pëccoxoo ci bile entreprise ki xamle lu ñu mel mooy Abbas Fall
Fall di président bu collège des délégués du personnel bu Dakarnave. lu mel ne prime de salissure dem nañ si dem boo xam ne ni ñu ko defee baaxul ok parce que lépp da nga ko war def si waxtaan ba pare yow mënoo xëy un bon jour rek dem inspection du travail wala dem feneen porter plainte wala leen te waxtaanoo ak nga war a waxal ñeneen ñi ñuy defee baaxul mooy que ni dafa am si collège bi am ñoo xam ne dañoo féetee benn côté ok ñoom li leen gënal mooy xeex. ñi bokk ci nouveau collège des délégués du personnel bi li leen soxal mooy waxtaan ak direction bi ci lépp lu jëm ci seen ay mbir lépp ci jàmm ak salaam. bi nga xam ne tamit tey jii nii Dakarnave la ñu nekk war a am soxla ay formation diplômante wala yu mel noonu ñu fexe yóbbu leen que ce soit au niveau national fii Sénégal wala ñu yóbbu leen au niveau international aussi ñu def cette formation parce que wàllum chantier naval Sénégal benn la fi donc pour ñu am yenn compétence parfois dañuy soxla dem fu mel ni Portugal wala feneen en France def suñuy formation pour ñëwaat gën a mën a performant loolu aussi suñuy revendication la bokk mais li ñu si gën a soxal si loolu lépp mooy ñu defe ko si benn climat bu paisible benn climat boo xam ne day dal parce que sans dialogue dara du am bu ñu waxtaanul autour d'une table di dem inspection du travail dem ay tribunal di dóorante duñ si am dara. ci fàttali syndicat autonome des travailleurs des chantiers navals ñu ngi ko taxawal bi weer juin amee ñaar fukki fan ak ñaar ci atum 2002. direction achat graine dinañ ko taxawal ngir rek daal di yokk gën koo taxawal fii lekk at gi la ñu dëgmal ngir rek mun a janoo ak itam jënd ak njaay gu ñu def ci wàllu gerte bi ki ko xamle di Modou Diagne Fada mi daal di wéy di jàpp ne nag lu jëm ci wàllub njëg li ñuy def ci Sonacos dinañ ko wàññi ni ki fukki fan ak juróom ci weeru février gi ñu dëgmal Modou Diagne Fada nag moo ngi yëkk yooyu kàddu ginnaaw bu mu amalee tournée foofee ca Saloum ñu teewlu koog ajaratu Awa Thiaw. Sonagraine yaakaar naa ne defoon na jamonoom ndax loolu moo tax ñu jëlee woon ko fi xañ na système bii ñu fi def tamit muy système OPS ak Segna xañ na système bii tamit léegi atteindre na ay limitam donc il faut ñu wutaat beneen système en tout cas Sonacos moom mu ngi waajal boppam ngir déwén ak jàmm coordination achat graine bi ñu amoon ci biir Sonacos daañ ko def direction renforcer moyen personnel bi renforcer moyen logistique bi pour que ñooñu mën a dem bord champ mën a dem ci tool yi jëndal Sonacos gerte keneen ku nga xam ne aussi mën ngaa jaay Sonacos nga ñëw waxtaan ak Sonacos ngeen d'accord ci prix d'accord ci tonnage ngeen signé contrat bu nga xam ne du deñ nga dem andil ko aussi gerte donc direction achat graine incha allah fas nañ ko yéene taxawal at mi ñu jëm waaw dañu waxoon ne 15 jours la muy 4 janvier ba 19 janvier démb la ñu ko yokkaat alors mais xam nga nag promotion moom mënoo cee dëkk day am jamono bu nga xam ne nag da ngay dellusiwaat ci réalité terrain bi dellusiwaat ci réalité terrain bi mooy dellusiwaat di jënde lu nga xam ne yenu na maanaa xam nga lu ñuy bañ opérateurs yi ne Sonacos ba mu koy def waxuñu ko wax nañu fii ne bu ñu duggee mois de février bu ñu àggee ba ci fukki fan ak juróom yi Sonacos dootul jëndee li muy jëndee jamono bii buñ ca àggee day wàññi ay njëgam parce que tamit prix moyen bu gerte gi su yemee 320 dafay nekk lu nga xam ne dana jafe trop ci ñun pour ñu mën a continuer di def dëwlin di def ràkkal di def leneen moo tax ñu ngi koy wax ñëpp ne njëg gi ñu jënde moom du wéy daañu àgg jamono bu nga xam ne daañu wàcc njëg yi bu boobaa nag bu coow li départ te fii tamit ngeen xam ne Sonacos moom waxoon na li mu war a wax ba ñëpp déggal ko seen xamaguñu fu mu jëm parce que pour ñu xam ñaata la ñuy dal pour le moment 320 carreaux usine la moom la ñuy jëndee pour ñu xam fu muy dal foo ñun ñu waxtaanaat suñu biir ba ne jóge na fii mu ngi dem nangam mais en tout cas day wàcc su ko defee au moins buñ ci foree quelques tonnes boole koog li ñu for daañu am prix moyen ba nga xam ne xëy na doon ñu mën a may ñu def dëwlin pour jaay ko Sénégal yi. foofee nag ca Kaolack lu toll ci ñetti junni ak juróom benn téeméeri tonnes yu toftal juróom ñaar fukki tonnes lañ fa daal di jënd gum fi mu ne nii bu campagne bu dooree ba néega nii leen waralu ko nag lu dul la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu kuje gu métti gi rawatina doxandeem ya nga xamante ne dugal nañ seen loxo ci njëndum gerte boobee Kaolack Awa Thiaw. Sonacos Lindiane bu Kaolack day yéex na lool ci traitub gerte bi nga xamee ne si moom la ñu nekkee ba fii ñu toll day usine bi daanaka li mu dajaleegu mi ngi toll ci ñetti junni ak juróom benn téeméer ak juróom ñaar fukki tonnu gerte yoo xamee ne si moom la dajaleegum loolu day ki ko seetlu moo di directeur général bi di Modou Diagne Fada nekk ci benn tournée ngir nemmeeku liggéey bi. Lindiane moom dafa nekk tolluwaay bu diggu doomu bi mooy bu ñu xoolee suñu bërëb yi nga xam ne moom la ñuy jënde gerte dañuy gis ne ba léegi Louga moo nekk ci bopp bi Ziguinchor ak Kolda topp ci Njaareem topp ci Kaolack mooy ndaare alors que Kaolack normalement fi la gerte samp ñu ngi ci ñetti junni tonnes ak juróom benn téeméeri tonnes ak juróom ñaar fukki tonnes Kaolack pour le moment moo jëlagum
ndaare ci bërëb yi nga xam ne moom la ñuy jënd gerte mais boo xaymaa li ñu am nii nga méngale ko ak li ñu amoon yëpp daaw parce que lépp daaw 4000 tonnes la ñu amoon Kaolack kon tey bu ñu tolloo fii gëm nañ ne lu mu gàtt daañu romb fi ñu yemoon daaw daañu am tonnage yu am solo fii ci Kaolack yu nga xam ne danañu mën a may ñu mën a redémarrer waat usine bi. situation boobu nga xam ne si usine baa ngi koy dund nag li ko waral moo di concurrence boo xamee ne si jaarewul ci yoon te loolu itam li ko indi moo di marché bi nga xam ne si dañ ko ubbil bitim réew waaye itam ay usines yu ndaw yoo xamee ne si dañ leen a def ñu wër Kaolack Sonacos nag fas yéenewul banque ay yoxoom dina indi ay pexe. loolu nag li ko def mooy Sonacos dafa am ay concurrent ñu nga xam ne ñoom tamit dañuy jënd gerte Sonacos dañ ko wër ndombo penk sow gànnaar ak bëj Saalum yëpp am na ay usines yu nga xam ne ñu ngi fa installé di kar gerte gi nga xam ne moo jëm si Lindiane bien entendu loolu yi tamit daañ ci jéem a dog ay pexe bu ñu yàlla dimbalee ba ñu fekkee ko déwén ak jàmm Sonacos bañ a banque ay loxoom rek di xaar ay nit ñu nga xam ne bu leen neexee ñu indil la gerte bu leen neexee duñ la indil gerte daañ fexe nag ba Sonacos ci boppam moom tamit dem ci terrain bi wutali boppam gerte. ci traitub daaw ba ni mu jeexe day Sonacos daanaka li mu dajale woon matul woon 4 junniy tonnes kon suñu tolloo ci 3 junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar fukki ci tonnes ci lu matul ñaari weeru campagne mën nañ ni kon ba tey yaakaar am na Awa Thiaw doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Saloum pour Sud FM. Sud FM. ngeen fi wéy di fi taataan xibaar yi ñu àddu ci beneen mbir bokk na ci dogal gi ñu jël ngir rek daal di tëj marché yi bu juróom-benn waxtu jotee foofee ca Tëngéej gis nañ ne nag loole doonut lu gën ci wàllub commerçant yi lu jëm ci seen wàllub chiffre d'affaires dafa gën a dellu ginnaaw ba tax rek ñoom ci seen wàllu bopp gis nañ ne faaw ñu daal di xool ananes la ñu def ba daal di fexe andi ci saafara Denisia Samb. Moustapha marché Ngondel mooy sama taraanga ñu xañ ñu ko 5 heures. mu bokk ci jigéen ak góor yi jaay jën ngoon bu jot ci wetu Sonadis Moustapha di ñu xamal ne la mu daan ñibbee bés bu jot wàññeeku na bu baax a baax depuis ba ñu tàmbalee tëj marché yi juróomi waxtu ci ngoon. metti rek ak jaaxle bu metti sax méttee trop bon ay ma doon jënd ay jën 100000 mais léegi mënoo sax jaay jën 25000 5000 sax mënoo ko jaay wala 3000 mais ngoon moom moo ñu ci arrangement marché ngoon moom la ñu teree suñu yaay teree suñu baay mais lu ñu def ni moom du yoon doy na waar trop. Mouhamed Parcelles lay jógee bés bu jot ngir ñëw Tëngéej moom légume lay jaay mu ñuy xamal ne nag mesure bi am na njeexital bu baax a baax ci seen liggéey. bëri na lu mu yàqu parce que sa bagage yu jeex ñu wàccee te bagage yi yaa bëgg a xam. yii bu fanaanee day yàqu. bu fanaanee day am problème bu daan ñibbee 5000 léegi 2000 yaa ma gën a xam. baaxul daal amul sax njëriñam daaw. Astu moom ci ay saabu eau de javel ak couche bébé lay yëngu bés bu jot mu ngi doon ñibbi bu 20h ci ngoon joti waaye nag jamono ji situation bi métti la lool yi tamit ci moom. xam nga bu fekkee ne danga naan ba nga defoon bokk ay bëccëg di daan bëccëg 2000 wala bëccëg 3000 léegi mënatoo ko day tax ma day xaw a doy waar si yow day métti respecté affaire yi rek waaye doy na waar daal métti na daal ci jaboot yi moom dëgg yàlla parce que ñi daan jaay ay reer ak yooyu nga xam ne liggéey ngoon lañ am tamit xam nga loolu arrangé wu leen. kàddu yi benn la ñetti fan bi ñu tàmbalee tëj marché yi ba léegi mbir mi métti na lool ci ñoom ndax lañ daan farale di ñibbee sax xaaj bi mënatuñu koo am. surtout ñun marché ngoon la ñu xam moom mais du yoon moom 5 heures moom du yoon na amul sens quoi amul sens. waaw boo teelee waaj boo ñibbee doo def dara kër ga ay taxawaal ñun moom lëggéey soobee yàlla. Tëngéej Denisia Samb pour Sud FM. mbas moomee ak loraangeem ak la muy jur ci wàllub kërub liggéeykaay rawatina ci koom ba moyt dina biime muy koomu réew donte ne sax gisaguñu li la di vaccin la ca war nag faaw ñu daal di xool ananes la ñu def ba daal di taaba ba jamono ba nga xamante ne dinañ fa gisub vaccin ngi rek daal di faj li ni mel ki ko xamle di docteur Thierno Thioune xam-xamam màcc ci wàllub koom jàpp ne nag nguurub Sénégal amul moyen ya nga xamante ne moom moo war ngi rek daal di fexe jàmmarloog ñaareelu sumb bile docteur Thierno Thioune ñu teewlu ko ak Xabsa Eliman woon. bu dee très rapidement arrivé wuñu à maîtriser la pandémie selon mode de transmission bi maam ak caractéristique am mën nañoo dem ba perdre contrôle bi. te seetlu nañ depuis mbas mi ñëw ak léegi def na léegi mu dugg at. état du Sénégal jël na si ay jumtukaay yu am solo def nañ lu mel ni ay couvre-feu ak ay état d'urgence mais aussi jël na ay jumtukaay yi ci wàllu économie sociale ak wàllu fiscalité. yooyu yu am solo la ci pour laal ménage yi à la fois travailleurs yi ak entreprise yi
waaye nag li ñu fàtte rek te ma waxoon ko dama ne bu dee yem na fii dana baax waaye bu fekkee nag mbas mi te président de la république daf ko wax ne nañ jàng dund ak mbas mi te mu bañ a jël suñu dund waaye aussi bañ a jël dund économie bi bu dee nag wax dëgg sa ne yàlla nii lañ koy demee ba léegi jaakaar naa waxuma la suñu dund rek waaye dund économie bi aussi dana ko jël ba tax na donc jàpp naa ni tegoon nañ fi 1000 milliards pour jàppale ménages yooyu ma la doon wax lu toll si 1,1 million ménages mais aussi entreprise yi ak ñi nekk ca bitim réew ñu leen di woowee diaspora léegi nag état du Sénégal xaalis boobu déjà amatu ko woon ndax activité économique yi dafa restreindre woon maanaam recette fiscale yi dafa wàññeeku teg si la mu jotoon am def na ko ci ñoon deuxième vague bi ñëw na léegi fan lay jëlee ci ay koppar pour mën ko def tamit ci deuxième vague boobu donc ma tax na yaakaar naa ni il faut très rapidement ñu trouver un moyen lu mel ne vaccin xalu benn campagne de vaccination bu am solo boo xam ni dina tax ba ñu am benn immunité générale pour permettre au moins ñu jàll ginnaaw lii parce que sinon rek état du Sénégal du am moyen parce que amatu ko wax dëgg sa ne à part kon mu creuser li ñu naan plafond endettement bi te loolu FMI daanaka tere nañ ko ndax ñu ngi jege ci plafond communautaire bi su amul dette bi président de la république doon na laaj ñu baal ñu bor bi peut-être foofu lañ koy mën a jëlee bu ñu mënta am loolu li am wóor te am solo mooy dana doon jafe-jafe yu yeneen yu bees yoo xam ni tey jii dana ñëwaat laal gouvernement bi ndax déjà moom recette ji ma amoon yëpp jot na ko jàpp comme soutien lu toll ci 1000 milliards. ñu àddu ci beneen mbir bokk na ci lu jëm ci wàllu pour communiquer conseil des ministres njiitu réew mi ginnaaw bu mu janoog ministre yi nag daal dina rafetlu la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu pour yeesal wala boog coppite yu ñu andi ci loi modifiant di loi 69/29 avril relative ci état d'urgence ak état de siège loolee nag jàpp na ne modification bi ñoo ngi ci 3e régime juridique mi nga xamante ne moom mooy doxal jamono sile ñu duppee ko gestion catastrophe naturelle ak sanitaire noonu itam jàpp na ne faaw la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu gouvernement bi ak itam gouverneur yi préfet yi ak maire yi ñu saytu baax a baax la nga xamante ne moom mooy doxalinu couvre-feu bile ju jëm ci 21h jàpp 5h du matin diggante Ndakaaru ak Thiès njiitu réew mi itam sàkku na ci askan wi ak mboole sem ñu yëngu ci réew mi ñu gën a fàbbu taxaw takku ngir rek daal di xeex bu baax a baax li leen di mbas mi le daal di fonk itam mesure barrières yi ak it lay bàyyeekoo ca kër docteur noonee la ko communiqué bi daal di xamle ci loolu itam jàpp na ne nag jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram daal na def kem kàttanam ngir rek daal di xool ana nees la ñu def ba daal di fexe lu jëm ci activité ñu yee nit ñi préparateur technique opération ngir rek ñu waajal bu baax a baax li la di ñekk bi askan wi nga xamante ne ñoom la ñu war a topp rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko gën a yitewoo ñu daal di leen a fexe ñaax ci loolee lu jëm ci wàllu takku der yi nag dinañ ko gunge ngir rek ñu daal di fexe lépp lu jëm ci wàllu ñekk boobe ak fu mu mënti yegg ci biir réew mi ñu daal di ko fa yeggale noonee la ko conseil des ministres di ko xamle lu jëm ci fànn boobu li itam nguurub Sénégal moo ngi xamle ne daal dina itam nguurub Sénégal lëkkaloom ak diggante réewum Japon daal dinañ def lu toll ci 40 milliards ci suñu koppar ci doxalin ñaareelu sumb gi ñuy def ci wàllu couverture maladie universelle ci dogal yi muy jël njiitu réew mi itam jël na dogal ne dina yokk benn at promotion 2014 yi nga xamante ne ñoo nekk ci ASP yi ngi daal di sàkku itam ci jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu kaaraange biir réew mi di xool ana nees la ñuy def ba daal di wéyal waxtaan bi xool naka la ñuy def ba daal di utal statut spécial ñi nga xamante ne ñoom ñooy ASP yi ci noonu itam président de la république daal dina àddu sàkku ci ministre bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub njàng bi ak njàngale bi tàggat ñu accéléré maanaam yokk programme bi nga xamante ne national moom la ñuy yeesal école publique yi noonu itam dina accordé priorité maanaam ancienne école yi nga xamante ne dañ leen érigé laata indépendance ci atum 1960 yooyu rek ñu daal di leen a gën a taxaw noonee la ko njiitu réew mi daal di xamle ci conseil des ministres jàpp na itam ministres yi jëwriñ yi nga xamante ne ñoom la yëf yi daal di soxal faw ñu daal di xool ak ministères yi ak acteurs yi artisanat yi partenaires opérationnels yi ngir rek ñu daal di xool nguurub Sénégal nu muy amee ak ay bànqaasam yu fasantikoo yi
ay table banc ci cadre projet bu ñu duppee mobilier national ak relance économie ngir rek ñu daal di gën a saytu loole bu ko defee képp ku nekk gis ci boppam fexe itam école yi bépp bu nekk daal di fa am ay table banc yu mat. Président de la république itam sàkk na ci jëwriñ ñu woyal waxtaan bi dox diggante jàngalekat yi ak syndicat enseignants yi ak gouvernement bi bu ko defee itam ñu topp itam effectif bi nga xamante ne war nañ ko matale ci engagement yi nga xamante ne nguurub Sénégal jël na ko ñu war ko mën a matal loole moom moo rusee ci conseil des ministres jàpp na itam njiitu réew ministre des finances et du budget ñu daal di ñu relancer waat li la di prêt DMC yi bi nga xamante ne dañ ko war a intégrer ci programme bu yaatu bu financement logement ci jàngalekat yi bu ko defee ñu mën leen a jàppale bu baax li ñu duppee soutien du système bancaire national noonu la ko njiitu réew mi daal di xamle. ci conseil des ministres ba léegi itam ginnaaw yi nga xamante ne jot nañ fa addu dogal yi mu fa daal di jël bokk na ci établissement public santé niveau 1 bu Kédougou fi mu ne nii nag di centre ñoo ngi ko duppee centre hospitalier régional Amath Dansokho foofee ca Kédougou établissement public santé niveau 2 bu nekk ca Sédhiou itam ñoo ngi ko duppee centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba foofee ca Sédhiou ak établissement public santé niveau 2 bu nekk ca Kaffrine ñoo ngi ko duppee centre hospitalier régional Thierno Birahim Ndaw bu Kaffrine. lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 lu ñuy waxtaane bokk na ci mbas mi ak yéetu ONG yi kaddu yu ñu yëkkati am yuñ ci daal di tegub loxo bu ci mujj mooy bu Boubacar Seye ban jàngat ban taxawaay ci 88 628 98 98. allo. salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Birama na nga def. sant bu baax alhamdulilah siis. laaj ci siis kër ma daaru. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bàcc. maa ngi ñaanal Sénégal gépp jàmm. di jaar nag njabootu Seydi El Hadji Malick Sy gépp leen ñaanal jàmm. man daal yow Birama. bàcc waa. li may commencé mooy képp ku ne ci réew mi di wax muy ONG ak parti politique lu mën di doon. looy wax na nga ko mën a assumer. gars yi dañ lay jëy ni yow boo duggee kaso kenn du la fa fekk dañuy coow rek. beneen bi ci topp ci wàllu mbas mi. li may njëkk a wax mooy service bu mel ni Dakar Dem Dikk en tout cas ñoom ràññee nañ leen ñëpp xàmmee nañ leen man jàpp naa ni avec le couvre-feu état bi war na seet comme moom service public la moom ñu jéem a seet nu ñu organiser ba muy xaw a guddee wàcc tuuti vraiment heure yi ñu wàcc ak coono bi nit ñi di am kenn mënul imposer privé yi ñu def ko waaye comme les public la moom état war na ko mën a imposer mu daw ba yenn heures yi bu ko defee seen chauffeur bu ñu demee terminus même bu fekkee couvre-feu bi jeex commencé ñu mën leen a may soit que ñu jox leen ay laissez-passer wala ay auto personnel yu leen mën a yóbbu. bàcc beneen bi allez-y. mbaa sa gars yi duñ la wax ne concurrence déloyale. déggu li ma la wax dama ni. xam nga privé kenn mënu ko imposer transporteurs yi ñoom laa lay wax xam nga ne bu ñu bàyyee ñu di daw tam ñu naan day faral. waaw d'accord waaw wax nga dëgg. waaw wax nga dëgg làq doom dóor doom lay doon. waaw d'accord waaw wax nga dëgg Sénégal dafa naqaree waxee. léegi bu fekkente ne ci wàllu mbas mi la. gis nga lu te Chine te France te Amérique Sénégal moom yaakaar naa di ci man dara surtout nag ñu nekk ci réew moo xam lépp lu président wax nit ñi lànk président na bàyyi ñuy réew mi comme que nit ñi lànk nañu nanguwuñu mais nan la ñuy def xoolal tey ji da ngay jëkk di koy vanté wu naan boo demee fee Amérique nangam Amérique mënuñ ci mbas mi dara Amérique ak Singapour ak yëpp ci am bu ñu fi kenn rey ñoo gën a sonn ci mbas mi ñoo ci ëpp la ñu dee kon nag kenn mënu fee vanté rek Amérique moom Birama Amérique moom la il est à genoux moom léegi amatul benn exemple bu ñu kenn jox ci États-Unis wasalaam. jërëjëf Bàcc si sa kër Madaaru ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. allo. salaamaaleykum. Birama Ndiaye. Mbaye Laay moo nekk ci buum bi jokkoo bi. Mbaye Laay Cambérène waa. waaw di nuyu Bàcc moomu génn. di wax ne laa xawla wala quwwata illaa billaah. yan la ñaan yëpp nangu. Birama. Bàcc. bëgg bokk ci débat bi. waaw yaa ngi xam nga président Macky Sall dafa wax ju dëgër mu dellu waxaat lu xar dëndu gor tey Serigne Mountakha Bassirou weddi nañu bari Serigne Babacar Sy Mansour weddi nañu bari parce que histoire jox na ko dëgg moom jàkka yi mu yilif ak jumaa yi mu yilif ne woon na geste barrières yi
ca gàmmu ga am na lu mu waxoon état bi mais bàcc day faral naan nañu bàyyi ñiy dund ñuy dee mais déedéet parce que ñax bu wow dina lakk bu tooy nee naa la tant que mbir mi jeexul muccoo si man mujj ma si bàcc moomu mujj si parce que dañuy dem rek mais boo demul nit dina dox ba indil la ko sa kër moo tax may wax sénégalais yi si def liggéey ngeen ci liggéey bu am solo Birama coow li du fi jug kanam la jëm coow li wallahi du fi jug ndax gars yi kenn waxewu ci xam-xam kenn ku nekk dafa am ci mbër boo laaxu di politiser feebar bi États-Unis rek doy na exemple du dëgg bi ci topp mooy di ñëw ci mbiru Boubacar Seye boobu noonu xam nga dama am benn aaya bu nekk sóoratul Hujurat Jaga Samba dem bu fële Kayar sur Mer bu ñëwee dañ leen ko firil parce que moom far na iji tafsir na alxuraan addis mu mën ko lool parce que dañ ne tubaab dafa ne avant de parler il faut vérifier alxuraan ne sóoratul Hujurat fa la aaya ba nekk fata bayanu vérifier parce que ñoom dañuy wax lu ñu xamul sos rek lañ fi nekkee loolu bu ko waxee mën na infiltrer jeunes sénégalais ñu taal dëkk bi ci wax loo xamante ni bon il faut ñuy vérifier li ñuy wax parce que président Macky Sall yéenewul benn sénégalais lu bon dafay protéger sénégalais yi moo tax mu def lii mu def bu ñu bàyyee pëccoo am dina lor Sénégal li xew yeneen dëkk yi ñu ngi leen di gis kon président Macky Sall ak ministre de la santé jàmbaar lañ dañ leen di féliciter li Alaaji Jànq ba di wax dañu bàyyee fitna xajul ci kenn nguur kenn du xeex ma wala ngay bëgg a xeex ma président Macky Sall ce qu'il dit ce qu'il fait dañu koy jàppale dañu koy gërëm maam Cheikh nee na bëgg ñëpp bëgg la bëgg ñëpp nangu la loo koy doyee lan la koy doyee yàlla bu ko doon may ko boppam wala may ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voilà moom la fi ñëw jërëjëf Mbaye lay ca Cambérène ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Adama. Birama. noo ngi siyaare maa ngi jégalu. delloo ziar kooku. waaw Bawol moo lay nuyu. Bawol waaw. waaw Bawol Birama. waaw. waaye sama gars yi nag jàmbat nañ coow li dina gën a bari ba coow li bari waaye nañu ñaan nag jàmm nag waay. waay na coow li wàññiku yàlla nu yàlla dimbale coow li wàññiku. wax dëgg yàlla man daal Birama dafa mel ni suñu mbubb mi dañ koo benn Birama soo demee ci bitim réew maanaam gouvernement ba mooy nëppal feebar bi di ko wàññi dagaa bi opposition ba di accéléré mais fii laa gis opposition bi ñooy nëppal di dalal xelu nit ñi mais gouvernement bi daal ñu ànd ak moom dafa mel ni daal xaw ma lu ñu bëgg ci feebar bi gën a garaaw rek Birama ku wax ci yow ba génn rek adduna bi gën a tukki waaye feebar bi am na ñun ñëpp nañ ko bokk moytu kenn ku ne def li nga war a def kenn ku ne moytu parce que duñ nee sibbiru ñëw na ñi war a moytu dañuy moytu naaj wi dem takk seen i sànke jël seen ay matukaay mais Birama fi ne nit ñi tiit nañ de nit ñi dem nañ ba karaw yàgg sax mën na leen a yóbbu ay waay ji yéen ñi ànd ak gouvernement bi dimbali ñu leen war a solu dal suñu xel yi ngi laay rasolu opposition bi moom koo ci dégg max rek sa xel day dal ñaan jàmm jeex na léemu jeex na am ak dal mais man damaa xamul ñu ànd gouvernement bi lan lañ gis ci feebar bi ba ku génn rek mel ni mu àdduna di bëgg a tukki waaye dimbali leen laay war a solu ak coow yi dina gën a bari jàmm leen bëgguñu coow bëgguñu musiba bëgguñu aw ay laay war a solu damaa gën a ko ànd ak état da nga war a ñaan jàmm man daal Birama wax dëgg yàlla man jaaxle naa wasalaam. jërëjëf Bawol ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum. waaw waaleykum salaam Birama. na nga def ma nga def sama. sant ba alhamdulilah Gassama. amiin yàlla sant yàgg. waaw Birama li may wax daal président bi de la république nga xam askan bi mu jiite. askan la boo xamante ni il faut nga def naa parce que ni ma la ko mën a waxee situation yi dafa différent nit ñi dañoo différent ak filtré donc lépp lu muy def na jàppale nit ñi xam nit ñi ba ki ci gën a suufee fukki dërëm jafe na ko. marché li mu wax démb na leen may ñu yokk tuuti parce que 5 heures diggante ngay yeewu bay jël oto bay dem ca marché ya dina fekk temps bu bëri nga perdre ko na xool na génne militaire am yi ñuy jël di la yóbbu ci ASEC bi andi leen ci marché yi ñuy sécuriser nit ñi ku takkul mas ñu ne saa waay takkal jànq bi takkal maire bi takkal jàngal leen nan la ñuy dunde feebar bi li ma la wax suñ ci génnee ñun ñëpp war nañu jàng nan la nit mën a dunde ci jamono bi ñu toll nii lépp day bette su ko defee nit ñi dañu mën a am lu ñu dundee mais nit ñi nga toogloo leen di leen wàccaloo ay 5 heures te nga yor ay takk der yoo xam ne mën nañu leen sécuriser jàngal leen ni ñu takk masque di leen naxtaan ne il faut nga naxtaan soo jiitee ak ay nit bu yee fitna leneen li marché yi li may wax nañu jàppale lii suñ ci génnee marché yi même ca quartier ba ñetti quartier ñu takkale leen ñu fay jaay jën di fa def ay marché yoo xamante ni dina wàññi dajaloo bi leneen li mooy sëy mi ñu jàpp no président bi ngir yàlla su ma wax ji su ko déggee na ko bàyyi léegi parce que li muy def loolu lañ soxla wax sa xalaat bi rek ay nit dañuy woote di fi dénoncer ay millions yu nit ñi tuddee
jàpp ñu leen lii na fekk lii ci suuf kii dafa am droit wax moom li ñu war mooy na topp ñooñu ba xam li mu wax fan la affaire bi am mais wax rek nga jàpp ko tëj kooku na ci na ko bàyyi xam ku koy conseiller na ko bàyyi parce que baaxul tey baaxul suba na ko bàyyi immédiatement loolu moom maa ngi koy wax di ko waxaat jama xew. jërëjëf Gassama ñu daal di jël keneen biti réew 33 841 22 33. allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. fayal rajo bi. na ngeen def. ñoo tudd ak fooy wootee. ci de Serigne lañ koy wax dëkk Pikine. Serigne Pikine waaw. waaw ma ne affaire mbas mi daal man daal li ma ci gis Birama. mooy xam naa ne Sénégal ñoom mënuñu koo faj ma. ndax affaire du leen ëpp doole ndax lu nga xam ni 1 an te nee bu dalee nit ki day def 15 jours mu doog ko xam mu doog a dal kenn kon affaire bi dina dal ñëpp. amuñu moyen Sénégal dëkku amuñu yoruñu dara. li ma ci xam nag mooy ba xam mooy leen mooy. ñu jéem a fex nu ñuy dundee ak feebar ñu bàyyi nit ñëpp ñuy dox di dem ak ñëpp. ku takk ñu jéem a takk masque. mais lii moom dañuy sonal nit ñi rek. nit ñi duñu liggéey duñu dem fenn. metti na tamit ñuy dugg tamit di farfarloo Macky Sall ak ma dem loolu la ñu war a bàyyi dañu war a wax leen mooy tax pour mbas mi dañ ñun loolu la ñu bëgg a xam. loolu la ñu bëgg a xam mais damaa far ku nekk di woon damaa far loolu baaxul ci dëkk farfarloo baaxul jërëjëf merci. jërëjëf Serigne ca Pikine ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Birama Ndiaye. waaw kooku. na nga def. sant alhamdulilah. man de suma sañoon Birama. noo tudd ak fay wootee. Mamadou Diagne di woote Dakar. Mamadou Diagne waaw. su ma sañoon daal gor guy wax jurit buy wax ak même diine boo mën def par ak xeet boo mën a ne. booy wax na nga wax loo xam ne ëllëg bu ñu wooyee na nga sawar ñëw pour leeral mais mënuñoo ne ci réew moo xam ne nag dëgg-dëgg lu ko neex wax te bu ñu woowee ci yoon nga ne non kenn waru laa woo ñëpp taxaw ne kenn waru ko parce que le moo grave te yaakaar naa yéen bari ngeen fa waaye oustaz trop nee nañu fenn day tas àdduna buñ ne nag am ñuy défendre seen Sénégal bëgg a ëpp ñi nga xam ñu défendre lul fenn mais kooku monsieur ay ñur si réew mi kon ci mbas mi nag la ma ci bëgg wax mooy préfet dafa am lu ñu déggoon ba dem ba ne dina leeral nu ñu def ci marché yi mais pour le moment wax ci marché yi marché yi te loolu nag war nañoo Macky Sall administration bi am na ñoo xam ne dañ koy xeex di ko bale askan wi décision bu ñu xalaat da buñ ko jëlee nit yi mer rek dañ koy def comme nag lépp xew da Macky Sall la ma naa góorgóorlu xool li muy def parce que même ci àll ba tey béykat bi béy gerteem mboqam dugubam gerteem ñebeem bisaabam jaayagu ko ñu tàmbali tëj marché nag ci àll ba dugg ci Dakar préfet ne dina wax pour basé ni ci di yor ay police ñuy def fu nekk mais comme bu mel ni Sénégal amul njiit wala daal amul autorité mais kooku vraiment duñu mën comprendre loolu préfet lam ñu waxoon nañu wax marché ban heure yi tëj ak te et puis benn affaire dafa am ku fa ñu wax ni ñu ne 21 heures moo ne encore 5 heures ne yéen yëpp wàccaloo leen demaat boxloo ci oto ya mais man dama xamul journaliste yo télévision ak rajo fu ñu nekk duñu def reportage wan lii ab Macky Sall xanaa defati kañ ma ne xanaa defati kañ mais RTS nga taxaw nag na woon ne lii nga xam ne nit li ñuy daj comme parce que distanciation bi am ci marché yi amul ci oto yi amul ci école bi mais kon ooy le problème jërëjëf Diagne wootee ci Ndakaaru ñu daal di ko jaajëfal jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sëñ Ndiaye. sëñ bi noo tudd ak fooy wootee. Baye Mass Faye. Baye Mass di wootee fan Faye. AIBD bu aéroport. Faye waaw. dëkk Pikine. waaw. na ngeen def. ñoo ngi sant alhamdulilah. alhamdulilah. bisimilah. gaa ñi daal ñii dañoo bëgg ñu wax ñii bañ ñu wax. waaye ñi nga xam ne dañu féete ci gouvernement bi bañ ñu wax il faut nit ñu wax. ndax li tax gouvernement bi bët ci set ngay gën a dégg jafe-jafe muy droite muy gauche secteur boo dem ñi nga am ay métier métier di jafe-jafe kon nag fu ñu jaar ñu wax ndax suñu waxut ma ci baat ñaa nag bu ñu bëgg ñu lakk leen nëbb leen ba duñu wax nañu wax ñoom ña wax ak gouvernement bi ñuy def lu baax baax ñuy def wax lu baax ah kii man encore maa ngi laaj gouvernement bi Macky Sall ak ñi docteur yi ndax feebar bi guddi lay dox am bëccëg lu tax ñu téye nit ñi ci guddi gi am guddi gi la feebar jóg di dal nit ñi
ñu sonal nañu doomu aadama yi marché yi ñuy tëj marché bu ñu war a jëndee di lekk ak naan nga naa da ngay tëj ay marché loolu fu mu tegu ñii xam nga du gouvernement bi lu mu gouvernement bi làmbatu la xamuñu li ñuy def dara ba dara boole jeex waaye nit ñi jimmi ndax doomu aadama yi sonn nañu ñëpp a sonn ku ne dama sonn ma da ngaa nekk ca biir gouvernement ba waaw nañu dimbali doomu aadama yi ñi ngi bëgg a dee xiif baa ngi nit ñi liggéey mënu am boo daa xëy di liggéey am téeméeri dërëm da ngay tey ba ngoon jot ñaar fukki dërëm yu mat mu doo ko mën a am te bëgg nañ nit ñi duñ wax il faut ñu wax nañu bàyyi doomu aadama yi ci li ñuy wuti ay garab la ma waxan keroog lu laa leen nañ jël extérieur wax lay faj doomu aadama ñu tasaare ko ci hôpital yeeg dispensaire yi ñuy faju looloo gën a wóor waaye nekk fii daal di indi ay lépp yooyu ñuy wax nit ku feebar loo koy nekk dañuy nit ku feebar kay la ñuy faj waaye ku feebar kenn du ko faj. jërëjëf Baye Mass Faye woote foofee ca AIBD ñu daal di jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Faye. yaa Barhama. waa Alaaji Seydou Jamil Faye moo lay ziare fii Touba. waaw Seydou Jamil waaw. borom TCB maa lay nuyu bu baax. maa ngi lay Faye. Barhama man daal li may wax mooy. a'uuzu billahi mina shaytaan rajim yàlla nañu yàlla musal ci mbas mi. mbas moo xam ne dafa ñëw ala kulli xaal tëj ay jàkka. mbas moo xam ne dafa ñëw ala kulli xaal fekk ay nit ñoo xam ne amuñu woon mu yokk seenum ndóol. loolu ñi ngi ñaan yàlla mu musal ñu ci parce que réew mi metti na trop. tombe it ak ñoo xam ne ala kulli xaal wax dëgg yàlla xam-xam ba ñu waroon a am pour seere mbas mi xam-xam boobu amuñu ko. te it lépp li ñuy def rek politique lañ koy defee. loolu gis naa ne moo tax daanaka feebar bi pour mu jóge fi du yomb ñun nag dañuy sax di wax lu baax di wax ak président in urid ilal islah bëgguñ lu may lu baax te it duñ bàyyi noonu réew mi parce que réew mi nag buñ ko joxee dañuy bëgg mu fexe jaarale ko yoon. waaw li ñuy wax nag mooy na président xam ne gis nga couvre-feu yi ak yii nii ndeysaan ñoom damay jàpp ne rek toppandoo rek moo leen ci yóbbu waaye xam nañ sax ne xaaju fiy jëlee feebar bi parce que bëccëg bi boo xoolee kaar yi oto yi ak marché yi ak nit ñi ni ñuy def kenn solatul masque parce que jàpp nañ ne mbas mi amut comme niñ koy faral di waxee léegi ñu bëgg buñ toogee ba nangam ñu ne nañ tëj maanaam nañ tëdd ay nangam ak ci aju man yëf yi boo koy xool sax da ngay wax naan lii xale bu ndaw bu xamul dara sax waru koo def xaw ma lan moo leen ko def leen mais lii moom di solution te parce que ñu ngi koy def nag jàpp nañ ne gaañul kenn mais am na ñu muy gaañ am na ñoo xam ne guddi gi ci lañ daan am lu ñuy reeree am lu ñuy ndekkee mais léegi mënatuñ koo def président na respecté waat askan wi fexe booy doxal li nga xam moom moo am États-Unis am France am yeneen réew yi ñun ay julit lañ waaye wax dëgg yàlla moom li fi ne moom kenn xamut lu mu doon nañ ñu jàppale irhamu man fil ardi yarhamu ko man fi samaay njaga sama dem nag na moytu bu baax a baax ndax nit moom léeg-léeg ñu lay tàgg ba nga far def loo xam ne waroo koo def na xam fi muy teg tànkam rek balaa kulli xaal man daal loolu laay wax waaye daal mbas mi moom jàpp naa ne moom bu ñu ubbi woon grande mosquée jàpp naa ne daal fexee ñaanaat defaat li ñu war a def dana fi jóge waaye ñii ma gis nii dafa mel ni def leen a arrangé nañ wax nit ñi ñu raxatu tak masque yi fexe bàyyi nit ñi ñu dox seeni soxla loolu daal laay wax wa sukran jërëjëf jërëjëf Seydi Jamil Faye xanaa rek ñu leeral ne comité bi nga xamante ne moom mooy saytu lépp lu jëm ci wàllub maladie bi feebar bi ñoom ñooy dajaloo toog wax ak njiitu réew mi ne dogal bi leen nañ ko jël ñu jël ko kon noonu dafay demee ñu daal di jël keneen ci ligne ba salaamaaleykum. maaleykum salaam. Alaaji Birame. waaw góor ci leeral yi. maa ngi lay ziar di ziar waa Sud FM yëpp. delloo ziar man la Alaaji Xaaye Guèye. Xaaye waaw bu baax. maa ngi nuy Daaru Guèye Sancub Siin ak Njeen Làkk ak Kay Guèye Assane ak dëkk yi leen wër. mbirum Boubacar Seydi laa bëgg a indi man sax li ma ci xam. man daal li ma ci gis ba gis ko ci mooy buñ ko yemale ci moom. képp koo xam sénégalais nga yor nationalité sénégalais. soo dee wax na nga xam li ngay wax. ndax moom déclaration yi mu génnee dégg naa sax extrait bi ngeen def waaye man yor naa bu gën a xóot boobu ndax am na bu mu wax ni depuis 2005 ba léegi Union européenne mi ngi jox xaalis Sénégal te amul lu mu ci def yooyu nag bu fekkee dañ la ko laaj yow te mënoo indi preuve bi man ngaa dugg fu la neexul Ndiaga Mbaye daal waykat la woon yàlla na yàlla yokk leeral ci moom waxam na ni yaa war a wax yaa ñu saf ku mu tax a wax loo xamul ëllëg di nga toog rëccu ko man nag xam naa ne fee mu ne moom rëccu na ko ndax yaakaar naa ni fee moom boo fay wax dugalee moom ñii ma gis ñu taxaw ci biir di ko wax moom mënuluñ ko daal ndax kuy jooy du ndax kuy jooy nañ jéem a xool réew mi puisque rajo bi donc nañ ciy dégg nit dugg dong di wax joo xam sëñ bi te rajo bi ñun yàgg nañ cee woote depuis ca Ndiaye Diop ñu ngi dugg wax sa xalaat ñun di wax waaye am na ñu bees ñu ñëw ñoo xam sëñ bi sax da ngay naa déedéet tal ratatat yoo xam te li ñuy wax xamuñu ko xamuñu lii tax man daal damaa bëggoon waa renseignements généraux ak BMS ñu jël seen liggéey képp koo xam waxati nga ci réew mi loo xam waroo ko wax wala xamoo li ngay wax ñu jël la fi indi la fi béréb toog ak yow wax li ngay war a nga leeral ko ndax it toog bi ak ci ay nit ñoo mun ñoo wax képp ku wax xoolal li ñuy wax ci Covid bi Sénégal bi Covid bi ñëw ñaari centre respiratoire la am léegi mi ngi 52 ñu am at kon
xanaa kon mel na ni semaine bu ne def nañ ci benn ndax 52 semaines mayoon ci maat mais sëñ bi ku def loolu ak li mu yëkkati ci Covid bi def ko ci dimbalee ko way néew doole yi jàppale ko way néew def ci yërmande kooku beneen président defu ko te réew mi Sénégal naqare gi du fépp nit nag bu duggee ci rajo naa réew mi neexul réew mi baaxul man du ma gëm ndax bala maa génn sama junni jeex maa ngi ñu bari boo ko duggee dugg ci rajo yi di wax nag yow réew mi neex na ci yow keneen ngay wax bu kenn nax kenn fii daal nag kenn ku ne nekk li nekk wasalaam. Alaaji Xaaya Gueye ñu daal di ko jaajëfal jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Birama Ndiaye. sant alhamdulilah Ndiaye. na nga def. sant ba alhamdulilah. xam nga problème mbas mi dafa am ñu ko raaxaloo fi nit ñi gis nga réew mi ci boppam. xam naa su ma ko waxee da nga caaxaan mais dafa tamit kuréel yoo xam ne fi nekk léegi bëgg a instauré ci bopp nit ñi désobéissance civile. maanaam léegi bu kenn déggal sa nguur lu nguur wax rek dañ ko teggi teg ko fa def li ñu neex loolu bëgg a gëmaloo nit ñi xale yi ak mag ñi nga xam ne dañoo dem ba découragé wala ñu daw seen responsabilité bokkutuñu ñoom léegi ñu bëgg a jël ñooñu xaw ma ay activité ñu xaw ma lu ko doon mais ñoom dama wóor dama ne xaw ma teel a xaw ma ëllëg mais li ñu def ci bopp population mooy désobéissance civile lañu bëgg a indi fii lépp lu état waxati bu ko sant nañ lànk daf leen neex kay moo leen dara parce que ñu dañuy jublan dañuy njóot njaaj mais nit ñi nekk dox sa xalaat lu dee dégg nga ko fii est-ce que am na ci kenn koo xam ne ma nga interprété kaay wulu procureur te dégg nañ fi lu ne nag lu ne wax nañ ko fi Abdoulaye Wade wax nañ ko fi Abdou Diouf wax nañ ko fi Macky Sall mii ñu ne am na yoo xam ne ni gis nga boo demee day taxaw tribunal bu ñu lay interview dañ leen laaj ndax jàng nga wala jàngulu boo leen jàngu moom ñu dugal maanaam yërmande parce que xam nañ ne yow innocent nga boo xam ne wax rek noonu yóbbaale comme ñu wax sa xalaat yi ñoom mën nañu mucc mais nit koo xam ne da ngay dem ba jàng ba yëkkay yi di représenté ay mbooloo toog naan dañoo jox ay financement ñu lekk ko maa ngi dégg effectivement am na ko wax sànq extrait bi ñu def waa ji waxut loolu li mu wax ëpp na loolu leeral kay leen leeral donc comité technique nañu wax li mu wax ñun ñëpp ay dañuy déglu rajo yi Sénégal ak ñu lañ koy déglu rajo yi li ñuy déglu moom li mu wax du loolu li mu wax ëpp na loolu la ko fa yóbbu nag moom moo ko wax moo ko jëlee boppam ku ciy waxati nag wax loo xam mais dama na xamal nañu réew mi si nekk li bëgg mooy fexe ba tasaare esprit nit ñi kenn du déglu kenn du pëccëxoo lu nekk waaye wax lu nekk waaye def ci état du doxee noonu problème mbas mi nañ ci taxaw wax ci ba mu fekk dal Touba jëli gi nekk boo waxee ñu Touba lii Touba ka fa nekk di xalifa général ba mu mooy joxe ndigal ne nañ def nangam ak nangam ak nangam ku ko deful nag dëkk Touba yow yaa xam te kat xamal naa leen Touba dafa am avantage bu ko nekk boo xam ne da ngay ñëw jox la 40 mètres yoo xam ne da nga koy dëkkee yaay moo jërëjëf Alaaji Gora Ndiaye ca Sébi Kotaan ñu daal di jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum allo 88 lay doon 620 allo salaamaaleykum waaleykum salaam Birama Ndiaye na nga def sant ba alhamdulilah Maar maa ngi lay nuyu Socé Pape Laye Alassane ak waa Sud FM yëpp ak waa Sénégal yi may déglu Maar ana Trump Trump tey ci suba jël na hélico bi dem gis ak njaboot ji waxtaan ak ñoom bi ñu fa jógee ñu jël Air Force One bi dem na Florida. ay militant am xaar ko fa mu taxaw fa def fa ay affaire wax fa ba doyal léegi Joe Biden bi mu xëyee ànd na ak njabootam sët yi dem église jóge église daal di ñëw ci capitale bi mu defee li muy def waat ba pare léegi après mu dem Maison Blanche gars yi mu fekk si ko quoi. actuellement ñu ngay noos ñu ngi ci jàmm daal. affaire yi commencé naa changé. la ma waxoon rek bu yàlla defee jàmm moom xam naa démocrate bu ñu toogee quelques mois da nga dégg ñu ne la corona bi moom jeex na fi daanaka. oui parce que boo seetloo sometime ay genre kii da ciy am quoi politique ndax ba tey jii may wax ak yow sax ñu bëri fii sax daanaka faralaatuñu affaire masque yi te gis naa nag ñu ngi. ay nit yu jël ay vaccin di piqûre mais piqûre bi ñaari façon dafa am na ñoo xam dañuy lay won ci image yi ñu ngi piqûre fekk dañuy piqûre pour défendre siburu ak di piqûre pour défendre soj mais piqûre bi nga xamante ne moo war a faj affaire corona bi moom wax dëgg yàlla moom déggaguma ko taxaw ni amoon na corona piqûre bii moo ma faj loolu déggaguma ko loolu naan ay première vague ak ay deuxième vague mais man li may diggal sama mbokk Sénégalais yi mooy nañu def ndànk ci piqûre nañ ci def ndànk piqûre boo xamul lu ci nekk te dose bi xamoon lan moo ci nekk bul yàkkamti bul bëgg lu neex nit bul def loo xamante da ngay tegle suba parce que adduna dafa gudd tànk te life benn la soo ko ñàkkee dootoo ko amaat te bar sax kenn xamul la fa nekk kenn musul dem ba dikkaat. jërëjëf Maar foofee ci Amérique lu ëpp 200 junni nit ñoo fa amee li leen di coronavirus ñu daal di jël keneen ci ligne bi. salaamaaleykum waaleykum salaam.
salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw maa ngi lay ziar Birama. kooku. maa ngi lay nuyu baax di la ziare. di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow j'espère que yaa ngi may dégg di ñaan sama kàddu fekk ñëpp ci jàmm. maa ngi lay dégg waaw. waaw wax nga dëgg waaw. di nuyu sama mbokk ay Kajoor yëpp nag ak fu ñu mën a. jërëjëf Birama tey maa ngi nuyu waa Ndal Ngeer nag wax dëgg yàlla dafa am sama mag yu baax joo xamante ne du tàdd rajo bi ñu di ko wax Ayda Dieng moom toujours dañuy toog foofu di dégg rajo bi saa boo génnee ñu la yóbbante nuyoo ci rajo bi Ndal Ngeer moom ci commune bu Ngandiouf la nekk. Ngandiouf waaw Birama man de li may wax Sénégalais yi rek mooy ñu gën a moytandiku ci mbas mi man nag maa ngi ñaan Sénégalais yi vaccin yi bu dikkee man Adama Dieng man pare naa pour nekk premier volontaire boo xamante ne mooy njëkk a vaccin en direct ci télé bi ndax damaa jàpp ne vaccin yi dara gënu ko ci feebar bi ndax tubaab yi ko liggéey nag bu fekkee ne yaakaar naa éliminer africains yi ñoo ko tax a jóg kon africains yi yéen bu yàgg ndax ceeb bi may lekk tubaab du ci ëpp daanaka bitim réew lay jógee produit yëpp ci li ñu jëfandikoo bitim réew lay jógee te ay tubaab ko defar te kenn xamul luñ ko defaree kon jàpp naa ni nañu respecté réew mi respecté institutions yi respecté d'abord ñi incarné les institutions li ma gëm ba gëm ko daal mooy vaccin yi moom lu baax la ndax feebar yi fi nekk ni yëpp ñàkk moo leen fi jëlee boo jëlee exemple ci xuréet wala ngas wala feebar yoo xamante ni ay poliomyélite yi fi nekk ni yëpp vaccin moo ko fi jëlee kon maa ngi ñaan Sénégalais yëpp bu vaccin yi di kenn Sénégalais yëpp mën a góorgóorlu dem vacciné woon ndax vaccin bi jàpp naa ni bokk na ci li jëlee feebar bi ci réew mi beneen bi gis ci mbirum Boubacar Seye dafa am ku baax ku ñuy wax Serigne Cheikh Fall Mbawar day wax ni koo dégg mu lanc rek mu yëngatu kooku lancul banaana may wax nag ni gasum ñambi moom bu ñu la ci yoree ay goj rek passé nga ren ba damaa jàpp ni bu fekkee daa yem ci lam daan wax rek kon kenn du ko woo réew nag kenn mënu koo yor ci lu neex waaye wax ci lu neex waaye wax réew mi képp ku fi waxati nag su dul noonu faaw ñu woo la nga indi ci ay firnde amul lii amul laa Boubacar Seye bu fekkee daa yem ci lam daan wax kenn du ko woo waaye gasum ñambi Birama kuñ ci joor ay goj da nga passé ren ba jërëjëf. jërëjëf Adama Dieng ca Touba ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum. waaw maaleykum salaam. sëñ bi. Birama Ndiaye Mamadou Diop AIBD. Diop. da nga def ça va. sant alhamdulilah. alhamdulilah jàmm rek waaw mbas mi de moom dañuy ñaan yàlla rek mu jóge fi bu baax a baax a baax ndax nguur bu wax sa xalaat bi am na ay gan te affaire bi lépp li ko indi rek mooy mbas mi rek waaye bu fekkee ni ne président la mu déparé woon mbas mi amul bu yàggee lépp dina leer ndax léeg-léeg sax nga dégg ci nit ñi ko naan ñi ànd ak président dañ koy défendre ñi àndut ak moom di ko weddi waaye ñi koy défendre moom li ñuy wax dañ cee teg seen bët ñeneen ñi def nag dañ koy soos dañuy wax moom lu ñu gisagul te itam nit ñi dañoo war a wàññandi ko xam-xam bi affaire ay ñàkk ak ay yu mel noonu ay vaccin ak yooyu du suñu wàll nañ ko baax docteur yi ñoom ñoo xam ndax vaccin baax na wala baaxut ñun xamuñu ci dara te ñoom bu dee ni gaawaay yooyu moo tax ñu ne test allo. maa ngi lay dégg waaw. bu fekkee ne gaawaay beeg yooyu moo tax ñu ne test yi mi ngi mel ni rek comme ça feebar bi mu amee lépp luñ ci war a def rek dañ ko war a profité pour seet ko bokkut ak ba nga xam ne da ngay jël sa temps di wut vaccin pendant 10 ans wala pendant 5 ans feebar bi ñëw nañuy xool rapidement loo xam ne lii da ko war a mën a régler kon nag léegi buñ ne daa gaaw wala dafa def lii moo tax ni ko ni nanu bàyyi xam-xam yu bari yi ñuy utiliser nanu yem suñu war a yem lu am lu nekk noonu la ci nit ñi demee léegi da ngay wax a wax même docteur yi nga xam ne ñoom ay docteur lañ sax ñii dañuy ne ci bopp ñi ne ci biir ñi ne ci leneen kenn ku ne da nga nekk spécialiste pour dara kon nag ñun nañu bàyyi affaire vaccin buñ ci dugg buñ ci wax dara président Macky Sall moom li ko waran lépp ci doomu aadama yi def na ko li ci def nit ñi nañu góorgóorlu takk seen masque yi amatuñu beneen solution bu weesu takk masque nañ takk seen masque yi bañ a déglu ñi nga xam ne dañ leen di yàqal ñoom ñu déglu seen président ndax xam-xamam doo nga mën a jëriñ réew mi fi nekk nii même mën nga ko ëpp xam-xam sax même mënta jëriñ ndax moom la ñu fal kon nag nañ ko bàyyi moom mu seere ñu géem a adopté ci xam-xamam jërëjëf Birama jërëjëf Mamadou Diop ca AIBD ñu jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 salaamaaleykum. waaw Birama nuyu naa la nuyu sa équipe tamit. waxal ñi sa ginnaaw ne yaa mujj. kon nag dégg ngeen ko gars yi tekki leen. bon xam nga Adama xam nga Sénégal moom liberté d'expression am na fi ndax liberté d'expression boobu elle est définie dans la Constitution à son article 8. mais liberté d'expression boobu dafa am ay limites dafa am fu mu yem c'est une loi qui est très bien encadrée waruloo def diffamation waruloo def injure waruloo def apologie au terrorisme waruloo def mbirum racisme kon bu ndee tey ba ñu ne dañu def dañ arrêté Boubacar Seye pour des propos diffamatoires bala ñu naan nañ ko libéré nan xool ba xam li mu wax war na ko wax waruñu koo wax ndax fii Sénégal yéen journalistes yii
bi ngeen di kaas pour ñu defal leen dépénalisation du délit de presse sénégalais yi dañoo bañ journal bu fi bind loo warul bind wala nga wax ko fii dana la topp ci yoon. kon su fekkee Boubacar Seye dafa wax ne depuis 2000 ba léegi injecté nañ plus de 2000 milliards ci mbëkk mi te ñëpp xam ne mbëkk mi mi ngi continuer di am surtout ren ni mu méttee nga na nguur gi encaissé na ci Union européenne 118 milliards 180 millions d'euros da nga koo ngar daajoo séddoo ko seen i pàccoo ko mais loolu nag bu ko ciy topp moom moo indi pour leeral parce que li tax mu gën a grave moom nee na le représentant de l'Union européenne da ko envoyé ay mail il a toutes ses preuves kon ma yaakaar ne bu ñu ko arrêté occasion la woon pour moom comme dafa bëggoon a mettre les mails à la disposition de la presse sénégalaise ñu def ko arrestation ça sera une occasion face au juge wala face au procureur mu leeral loolu moo gën ñu toog doog bàyyi réew mi noonu defe ne Sénégal démocratie la état de droit la lépp la waaye ça veut pas dire que lu neex waay wax lu neex waay bind yéen ñooñu yéen ngi Sud FM du lu leen neex bind du lu leen neex wax lu tax ñu bañal leen dépénalisation du délit de presse bëgg ko nangul kenn koo xam ne day wax lu ko neex en tout cas daal fa yow egg du mën a egg na fa te Sénégal yi bëgg na loolu mu leer nañ bu fekkee ay milliards dugal nañ ko fi ci réew mi ba pare mbëkk di ko neem bu fekkee dëgg la man li may xaar mooy mail yooyu nga xam ne représentant de l'Union européenne jox na ko mu mettre ko à la disposition de la presse sénégalaise au cas contraire ce représentant fasse une conférence de presse leeralal askan tant que loolu amul moom ñi ciy wax rek damay jàpp ne soutien bu ñuy tëral te soutien boobu baaxul bu juumee rek nan ko ñaanal njëggal moo gën jërëjëf Birama. jërëjëf Alaaji Boy Diaw ci moom la ñuy yëkkatee jotaayu xibaar yi sant leen gërëm bu baax Alassane Wade mi féete woon ci xarala gi ci kanam tuuti bu 22h jotee kii la di Aïssatou Gueye ba ñëw ak yéen ci xibaar yi ci yaatal ci français lay doon ñu leen di ñaanal panaan ak